pare. dem jaamu yàlla mais monsieur Youm nag on peut plus parler de ça aussi góor ñu sa góor ñu jigéen sa jigéen ñi. àdduna moo laaj ni. il faut loolu waxin la dégg la laaj. mais xam nga boo waxee noonu ñu bëri foofu la di tënk ko xam nga bu ñu ñëwee tey ni boo gisee projet bi nu ñu ko tuddee. xam nga loolu égalité. loolu way bu fi amoon la. moo tax mu mujj ko ma wax ko. pour nit ñi fàttali dafa am fu ñu jógee ak fu ñu jëm. mais phénomène yi tey xew tey. ma lay wax lesbianisme homosexualité. transsexuel et cetera. tout ça. alors dafa doon phénomène yoo xam ne tey mucc si yombul. mais xam nga nit ñi ñu ngi jël rek di wax éducation sexuelle. mais beneen phénomène bu gën a garaaw boobu boo xam ne mu ngi ci réew mi depuis des décennies. te kenn du ko wax. mais mooy le tourisme sexuel. tey am na touristes yoo xam ne. dañ leen di tijjil. ñun suñu réew mi ñu jël avion wàcc Sénégal lan lañ fi nekke pédophilie. waaw kese lañ fiy ñëw pour def Sénégal. bu ñu paree si loolu xam nga lan la ñuy def ñeneen ñi. ñeneen ñi dañuy def. fii bu ñu ñëwee fii la ñuy dundee seen homosexualité wala ñu dundee fi leneen nag kon pour dire que monde bi tey dafa doy waar parce que dafa doon li ñuy wax village planétaire dafa jóge si ni mu meloon doon benn monde boo xam tey boo déggee bu njëkk kenn ku nekk Chine boo ko daan dégg da nga naan cey waa ji de dem na Chine mu doon lu kéemtaane si yow ñu dem ba tey ki nekk Chine su la neexee léegi nga jël sa benn jëmtuwaayu xarala woo ko di ko gis muy wax ngay wax te moom mu nga ca Chine kon monde bi moo mujj nekk kooku day mel ni kon yendu ci kër gi monde bi moo doon village planétaire kon lu xew Chine fanaani New York bu fa jógee gis nga feebar bi corona bi Chine la tàmbale teere ji France teere ji New York pare yëg si fii kon lenn lu xew rek day law fépp mais su boobaa nag day laaj kon ñun ñi nga xam ne ñun suñu dëkk yi bariwuñ doole ñu aar dëkk bi toog waxtaan ñu ñag dëkk bi ba jikko yu bon yooyu nga xam ne nii jàpp nañ ne am na si réew yoo xam dafa am doole bu mu yëg si fii loolu nag si lañ war a taxaw niñ koy defee nag mooy kon ñun li ñu fi am ci lu baax nañ ko lawal saxal ko jàngal si xale yi nampatal leen si ba tey nga xam ne bu dara ñëwee du leen mën a yóbbu ndax géej googu ma wax te muy wal jëm ci yeneen réew yi mu ngi wal lépp lu mu fekk te taxawul da koy yóbbaale mooy mondialisation wala wax ñu ne leen isin man li ma gën a jaaxal lu ñu yëkkati rek ni Sénégal lañ ko yóbbu man looloo ma jaaxal man. lu ko waral. lu waral loolu lu ñu yëkkati Sénégal lañ koy isin. bu dee bon ñu ne Sénégal lañ koy isin. bu dee ay prédit ñu ne Sénégal lañ koy isin. te dëkk bi l'islam am fi diina am fi. loolu xam ma yabaate la xam ma lu tax lu waral loolu. mais Sénégal aussi foofu damay junj rek benn dafa am lu ñu am ñun lu amul feneen. xam nga tey boo gisee projet yëpp souvent dañuy wax ne Sénégal pays pilote maanaam réew moo xam nañ ko fa testé parce que fii dañ am benn doole ak benn avance bu amul feneen mooy stabilité stabilité tey denrée rare la Afrique lan mooy stabilité mooy dal jàmm ji fi dal ak jàmm yombul réew yeneen yëpp bon du ma tudd ay position géographique mais xoolal li fa xew foo dem bun kii ne moo falu kële ne kii ñu commencé xeex tàmbale kon maanaam dem nañ ba réew yëpp amatul fenn foo xam ne mën nañ fa am dal ak jàmm Sénégal nag dal boobu ak jàmm moo tax que lu ñuy wax ñu ne Sénégal nañ fa dem xool terewul dal beeg jàmm boobu xëy na tamit dafa am lu ko fi indi parce que bu ñu demee ba nekk le premier pays de l'AOF bi nga xam ne jàng nañ am instruction am benn avancée bu ñu am ci suñu vision démocratique ak yooyu yëpp ak évolution dañu waroon consolider loolu gën ko dëgëral ba bañ a des gannaaw parce que ay mais ci biir dëgëral boobu tamit suñu culture moo war a jiitu gën a fës suñu aada ak suñu cosaan mais foofu monsieur Youm xam nga ñun dañoo am une fausse perception de culture xam nga Sénégal bu nee culture du ne aada ak cosaan ñoom culture xam nga lu ñu ko jàppee way meeg fecc bi alors que culture c'est beaucoup plus profond que ça te culture moo ëmb askan te Sénégal foofu la ñuy juumee xam nga boo nee culture parce que tey jii bu nee émission culture xam nga lu ñuy wax mooy émission ba nga xam ne noo ngi cay way wala noo ngi cay fecc bu nee culture dëgg li tax ñuy wax culture aada ak cosaan luy valeur lan mooy patrimoine culturel askan loolu la ñuy réeree te comme ni nga ko waxee ak yooyu tey imagine ñun les pères fondateurs depuis l'AOF ba tey li ñu liggéey yëpp teg fi tey jii bu lii amee xam nga ñoom déjà y a problème kon li ñu bàyyee loolu ñu réeree nañ ko ba léegi ñoom ni ñoo bëgg na indi proposer leneen est-ce que du aussi néew doole gi politiquement
parce que les questions de souveraineté xam nga on est là on parle souvent que non moom suñu bopp mais est-ce que non moom suñu bopp parce que bu ñu moomoon suñu bopp dëgg je pense que yii nii tey du débat yi du posé wu. mais xam nga tey yow li nga wax noonu dama koy confirmer tey boo laajee Sénégal fii le ministre de la culture kan la. wax leen ma trop. kan mooy ministre de la culture. boo demee ci Senghor. moom ministre de la culture am dañ koy xam. dëgg la ak Abdou Diouf. ñoom xam nañ lan mooy culture. mais dañu toll foo xam ne nit ñi culture ak yooyu lañ jël teg fële. tey koo laaj fii ministre de la culture fii ba suba du la wax turam. waaw moom ci boppam moom mu ngi ci benn kàmb goo xam ne gii tey waxul lu jëm ci activités yi. boo ne culture ñu ne. fowukaay bi nu mu féeti kii waaw ñu ne moom xaw ma centre grand théâtre voilà yéen foofu ngeen jàpp grand théâtre wala ñu ne Sorano loolu mooy culture ñi koy définir dañ ne bu jeexee si nit dara desatu fa dëgg la kon nit mooy lan mooy culture ñi ko doon définir dañ ne ñoom bu culture jeexee si nit rek dara desatu fa culture ni ngay doxe sax ci mbedd mi culture la ni ngay añee midi culture la ni ngay toogee lépp culture la ci nit kàllaama culture la togg bi ñuy togg culture la est-ce que ñun tey ceeb bii nga xam ne dañ koy indi fii di importer des millions de tonnes ñu koy lekk ndax loolu c'est un fait culturel ndax loolu mooy suñu aada ak suñu cosaan déedéet ñun li ñu xamoon du loolu kon dama bëgg a wax ne dañu nekk ci monde boo xam ne bii ñun ñu ngi bàyyi géej gi muy wal di yóbbu suñu yenn jikko et loolu bu demee nag ba nga xam ne nii am na benn dayo bi mais finalement fii dara du fi des dara du fi des donc damay tirer la sonnette d'alarme pour wax ne école bi moom xaw ma fan waaye fii de dinañ ko ñag-ñag boo xam ne bii lépp lu di ay jikko yu bon du fa dugg lu di nag jikko yu baax yu nga xam ne nii xame nañ ko Sénégal yi fa lañ koy mooñaale fa ko màggee ko Cheikh loo ci doon. buñ ko ñagul mu tas dëkk bi de. ndax damay bañ la daloon yoo dal leen. ndax yoo maam ja daa raw. dafa daw ba raw. set bi daa fu mu jaar rek ñu tàcc ko. mu ni maa fi gën maam maa fi gën ndey. mu ñëw ba jàkkaaroog maam ni ko maam ji fu ma jaar ñu tàcc ba lu waral loolu. mu ne ko da ngay gone mais del moytu. mais nañuy moytu. bu nu moytoo. lu ne mën nañ ko am. est-ce que doo waajal bi moo des. xam nga dëgg la yii nii mënu si dara parce que adduna bi mu ko tënkoo adduna bi daf nekk ci dynamique boo xam ne les grands ensembles la ñuy wax lépp lu ñu teg ñëpp a koy ànd mais préparation bi war ci kër gi préparation bu war ci askan bi est-ce que bu amee dëgg ci xale bi lu ñëw mën na kaa yóbbu kon yii yëpp est-ce que jar na tiit bu dee waajal bi mën na. non xale bu ko bàyyam juree lu mu ko wax moom lay def. bu ko bàyyam juree. lu mu ko sant moom lay def. mais nag mën ngaa génn gis loo xam ne mën na laa détourner bokkut ak la nga nekk sa kër ga. mooy lii ñu fi bëgg a dugal. ndax pour man lii bu ñu ko bàyyee sax mu def est-ce que nit ñi dinañ jàngale dinañ bàyyi seen doom ñu jàng man du ma bàyyi sama doom mu jàng. question baa ngoog. déedéet damay lànk. ndax lu dëppoowul ak diine dëppoowul ak sara. dëppoowul ak aada. kon kenn du bàyyi sa doom ngay jàng. nan ko xeex daal mu jug fi rek te dem. waaw na dem. bàyyi ñoog li ñu gëm ak li ñu am. ndax Sénégal réewum jàmm la. lu baax la ñu xam. lu baax si la ñuy dox. lu baax la ñuy wax nan ñu bàyyi ak sunu lu baax bàyyi ak sunu professeurs yi nga xam ni. tubaarkàlla macha allah xale yi ñu ngi leen di jàngal njàng mu sell njàng mu civilisé. te bàyyi leen ak seen yëf ñu dem. te loolu sax boo ñëwee si bu ñu gënee yaatal monsieur Youm. xam nga day indi ba tey problème entre jàngalekat bi ak parent bi. parce que semaine bi am na ay retour ay écho yoo xam ne. ay parents yu commencé déjà di critiquer. te jàngalekat yi comme si jàngalekat yi sont des complices de ça alors que ñoom déjà projet boo xam ne da nekk ci ministère boo xam ne moo leen tëgg te ñun li ngay jàngale programme bi état moo koy définir foofu aussi est-ce que jarul nu communiquer fi ba ni xam ni lii nii tey jii bu ñu sàgganee ba mu dugg aussi jàngalekat duñ ci mën dara. xam nga moo tax bi may tàmbalee sama waxtaan. ma ne dama kontaan trop ci plateau bi nga xam ne Dakar TV daf ko def jagleel ko. maanaam secteur éducation. ci benn thème d'actualité boo xam dafa am solo te faaw nit ñi àddu si ngir leeral. fa am solo. tey buñ nee programme bi ñëw na ci réew mi. ay la yéwén ñi nga xam ne dañu yóbbu seen doom yi ci l'école bi. dañuy tàmbale am jaaxle. boo jaaxlee nag yow doo xàmmee janj ak joor. déedéet. da nga naan ñii. ñoom ñëpp la. ñoom ñëpp la. kii mooy jàngale këlee ko sant li muy jàngale.
kon ñoom ñëpp la ñoom ñëpp ci mbuus mi ñoom la mais occasion yu demee nii si la ñuy waxtaane ak askan wi wax leen d'abord que ñun ñi nga xam ne ñooy syndicat yi ëmb jàngalekat yi si boppam ñun ñoo am taxawaay boo xam ne bii ñëpp a ngi koy rafetlu si Sénégal muy G7 ñun ñoo taxaw sali bi ñu wanee lépp parce que nag foofu aussi am na ñuy laaj lu tax G7 dem sali mais G7 mooy dem sali parce que ñun dañu comprendrewul que ne léegi Sénégal dafa amoon lu ñuy wax lu ëpp juróom fukki syndicat ci secteur éducation bu ñu demee benn séminaire wala ñu war a am lu ñu waxtaane juróom fukki syndicat ñëw toog ñu ne ah lii de bu ñu tënk fi benn xalaat dana difficile du yomb ñu def ba si yàgg ñu ne kon nu ñuy def ñu ne nañ def élection de représentativité te loolu sax tey modèle boobu ñun dañu ne na ko parti yi def am na parti politique yoo xam ne yi tey papa yaay doom la papa ji mooy moom parti bi alors benn militant bi mooy doom ji yaay ji moom mooy wër di wut ay militant loolu parti politique la amul benn représentation ñu ne loolu warul nekk moo tax ñun ñu nangu dem def lu ñuy wax élection de représentativité bi ñu ko defee ñu ne ci syndicat yi nga xam ne dañu ëmb jàngalekat yi ku amul 10% duñ la jox kàddu nga wax biñ ko defee juróom-ñaari syndicat ñoo génn xoolal rek loolu juróom-ñaar ñoo am maanaam tey statut pour taxaw wax ak jëf ci kàddu jàngalekat yëpp yi ci Sénégal xam nga loolu démocratie la modèle de démocratie bu baax la buñ ko defoon tey léeg-léeg nga gis benn chef de parti politique boo xam ne moom parti cabine téléphonique comme ni ngeen koy waxee Sénégal moom la pourtant day wër di wax fu ne buñ ko nee an say militant du ko mës a génne amul militant ba pare encore ngay dégg muy laaj ay ndombo tànk di wër di dugg fu ne ñu ne loolu buñ ko defoon léegi mu leer ku amul mbooloo kon waroo mën laaj jënd da ngay jiite askan wi bi ñu demee nag ñun ñooñu nga xam ne ñun ñoo am 10% ñu dem taxaw wax déglu leen ba xam fan lañ jëm parce que nag nit da ngay dal dégg naa ay syndicalistes yu jiitu naan ay waaw ñun bi ñu demee bu doon ñun dañuy tas jàng yi dañuy dina egg ci manque d'expérience donc amuñu expérience dafa baax parce que jàng yi nga tas te xamoo fi mu tàmbalee fi mu jëm amaana tas nga jàng yu neex foog nga déglu ba xam fu ñu jëm da ngay déglu ba xam fi ñu jëmee yëf yi ba ñu jox la këyit yi ba nga jàngat ko ba xam ne jàng yi de bu tasee moom maanaam fi mu jëm moom musiba lay nga soog a jóg taxaw nag wax sa xalaat si la ñu xaare ñun ba ñu xam fi ñu jëm ñu leen lii de du mës a am si réew mi te buñ demee Dakar nañ leen boole ñëw Dakar wër rajo yeeg télé yi boole leen fi mu toll nii tamit dañu war a dem si chef religieux yi def fa tournée ku ci nekk kër gu ne daañ fa dugg ne fa daret wax leen li ñu nar pour ñoom ñu wax si buñ jógee foofu def nañ conférence de presse samedi passé ñëpp gis nañ ko pour wax ne d'accorduñ si waaw te duñu yem foofu plan d'action la boo xam ne am na yeneen ñu nas si biir yoo xam tant que ñoom tàyyiwuñ ñun duñ tàyyi parce que xaalis buy dugg si réew di financer njàng na doon xaalis boo xam ne li muy financer bu sottee mu doon maanaam cëslaay réew mu doon ngëneel ci réew mi donc loolu d'accorduñ si tey d'accorduñ si suba kenn d'accord si am leen fit am jom am ngor lu dëppoo ak sharia génne leen ko si dëkk bi lu ànd ak sharia ngeen ànd ak moom tey dundi l'islam ak diine ak li fi kilifa yu bari kenn d'accordu si man da d'accordu ma keneen d'accordu te ñiy seetaan télé bi d'accordu ñi nga xam ne ñooy jàngal xale yi d'accordu ñi nga xam ne ñoo jur xale yi d'accordu ndax bu lawee rek tas dëkk bi bu lawee tas dëkk bi mais est-ce que tamit dañoo war a yombal si ni d'accord parce que boo nee d'accord ma ku leen di d'accord ma toog rek proposition xam nga tey proposition boo leen liiree moo tax G7 attention G7 dafa doon structure boo xam ne dañu xam lan mooy responsabilité bi nga xam ne moo dal seen ay mbagg dafa diis parce que buñ ne yéenay juróom-ñaari syndicat yi war a taxaw jëf ak wax ngir jàngalekat yeeg njàng mee njàngale mi dox dafa diis si réew moo tax ñun lépp dañuy dem xeltu def lépp li mu laaj ngir xam lan la ñu bëgg ñun dañu ne au lieu que ñoom ñu ñuy yóbbu ci waxu caaxaan yooyu am na yeneen yu nga xam ne jàpp nañ ne lu jàmpale loo xam ne ñun suñu njàng ak njàngale fii daf ko soxla balaa muy gën a sooxe poñ yu jàmp yooyu mooy benn fii dañ fi defoon benn lël 2014 les assises bu ñu tuddee assises de l'éducation et de la formation lël boobu ñu ne lu ñuy def ñu ne ñun de dañu seetlu suñu njàng dafa sooxee indépendance ba léegi defoon nañ assise 1981 mais assises yooyu bi ñu ko defee ba pare ba léegi tamit ñaar fukki at après dafa gën a sooxe ñu ne kon nañ def assises yu bees
lëlu bu ñu lëloo ñu seet càmbar lépp ngir xool lan moo gën tey si suñu jàngale ñu doxal ko ñu ne assises yooyu ana recommandation yi ñu ne loolu nga xam ne moo fa tukkee nañ ko wëyale ñun loolu lañ soxla mooy école boo xam ne école bi day dal ànd ak dal d'abord école boo xam ne bii programme yi day méngoo ak ñun li mu soxla jàngal suñu ay doom parce que li ñuy wax besoin en éducation day évoluer xam nga li ñu soxla woon indépendance mooy former ay instituteurs ñu daw jàngal xale yi ci l'école yi ñu former ay nit ñu dem remplacer tubaab yi ci administration bi loolu dépassé nañ ko léegi li ñu soxla mooy ndaw yooyu ñuy former xoola tey bi ma duggee seen télévision fekk naa techniciens yu bëri waxuma dara may seetaan mais xool ni ñu jeune xool ñu bëri ci salle bi mu wóor ma ne kon équipe la boo xam ñàkkul sa ci biir am na stagiaires yu ñëw ñeneen di leen former ci sama xalaat kenn waxuma ko ma jëli luñ ma waxul ma ne kon foofu la réew mi toll maanaam gis nga ndaw yi ngay gis ni dañ leen war a former ci li ñuy wax ay métiers ay affaire de dem jàng littérature Guy de Maupassant xaw ma wala ay am na ku ñu Lamartine ay yooyu la voilà yow c'est fini léegi fi ñu jëm mooy monde bi dafa toll foo xam ne fii xarala la laaj ak xereñteef képp ku ko amul di nga am problème kon ñun dañ jàpp ne tey éducation bi dañ ko war a tourner vers les sciences et la technique loolu moom mooy wëyale réew tey ñu dem ba caméra yi ngeen teg ñu defare ko fii mën na ne pourquoi pas mën na ne tey boo xoolee fii lan lañ fi importé wul bëriwul loolu mooy wëyal réew ñu dem ba techniciens yi boo demee Japon tey xale yu ndaw ñoom ñoo lay defal tout ce qui est kii technologique les outils informatiques et cetera nga dem Corée même chose donc foofu la ñu war a dem moo tax ñun ñu jàpp ne changement majeur bi d'abord mu ngi doon ci système éducatif bi d'abord ci contenu yi ensuite pour réorienter jëlee matière littéraire yi ñu tourner vers vraiment les matières scientifiques et techniques comme ni ko assises nationales yi waxee woon loolu nekkuñu ci ñi ñuy caaxaanloo fii naan xaw ma wéy mën nga opté ne góor man même boo nekkee góor mën nga ne yow bon vraiment da nga bëgg a nekk jigéen wala soxlawuñ loolu loolu mooy kii bi monsieur Youm da nga wax fu am da nga wax point da nga laal point bu am solo mooy li nga wax mooy assises yi li ci génne xam nga le plus souvent sénégalais dañ naan syndicalistes yi nous sommes forts que ci grève ak ci déconné bañ na ko ba bu année bi baaxul sax ñun la ñuy joxañ baaraam leneen bu xewee ñun jàngalekat yi la alors que xamuñu ne en retour ñu ngi ci toujours dans la réflexion et la proposition mais suñu njiit yi noo ko dul jëfe noonu dul topp ci sens boobu kon tey le problème des contenus yàgg na nu koy kaas nu ni contenu bi vraiment dépassé nañ ko il est temps nous révolutionner le système éducatif pourquoi ñuy jàng ba tey yi suñu maam yi doon jàng à quelle fin tey di lan la Sénégal soxla lan la askan bi soxla tey bu ñu bëggee ñun 2050 wala 2035 comme moo xew émergence 2035 nu egg benn niveau bi yan type de jeunes yi soxla yan type de sénégalais kon tey njiit yi foofu la leen doon xaar que nu ne indi loo xam ne dañ koy jéggaane te au contraire day yàq askan mais du defar askan waaw li fi maam yi bàyyi ba léegi ñu ngi fi buñ ko jëli jee mi ngi fi buñ ñu ko joxee mi ngi fi waaye man dama am lu ma jaaxal ndax mbir mi bi mu fi duggee xaw naa yàgg te ñi ko xamul bariwul te li naan li raam si ñag bi la jëm te boo ko teelut a dindi bu ruuwee rek sonal nit ñi mooy ñag sam ñag ba pare defar sab tool ba mu rafet ruuj ko ba mu rafet bay ko ba mu rafet bay wi ñëw jéggi bu fa borom tool ba bu ko fa borom tool ba fekkee lan la koy def jàpp xaaray mbokkam kon nuñ xam ñun nañ téye suñu bopp nañu téye suñu bopp te dal buñ ko defee jàmm dina am ndax lii ngay xeex ñëpp war a ju xeexu ndax dañuy xeexal lislaam mooy lislaam ji buñ ko jam te buñ ko yeb te nañ ko dund ndax lislaam lañ am diine lañ am lislaam lañ am diine lañ am man daal sama gis-gis nan fexe daal mu génn dëkk bi waaw bu génnee dëkk bi dafi maam yi bàyyi ñu bàyyi koog ñun te dund loolu buñ ko defee jàmm am maintenant monsieur Youm quel discours tenir pour tey jii opinion bi parce que coow am na jeexi jaaxa am na demoon ngeen demoo leen jël ngeen position def ngeen yéen li leen waroon def léegi nag mais askan da ci am waar parce que bu leen Sénégal y a les guides religieux y a les guides coutumiers y a les leaders d'opinion
am na aussi ñi nga xam ne noonu représenté officiellement muy député yi quel est leur rôle dans tout ça parce que ñoom tey noonu taxawal ñoom tey ku jóg si ñoom nga war a dem ñoom noonu war a waxal kon tey ban discours lay war a tenir ak ban stratégie lay war a teg ba nga xam ne opinion bi ñëpp daan ci jot ba nga xam ne ñu taxawee ba lii du dëgg parce que bu ñu taxawul taxaw bi waa rek par A ou par B daanu ko dugalal. xam nga man damay rappeler ñaari principe mën naa sànni ay slogan la yoo xam ne nii G7 da koy wax tout le temps benn bi mooy l'école de la communauté. l'école de la mooy école askan wi. loolu mooy école de la communauté ñun ñëpp a ko bokk man ëppale wu ma si kenn. kenn ëppale wu ma si tamit. mi beneen concept ñun bu ñuy wax souvent mooy l'école citoyenne. mooy école bi nga xam ne nii dafa war a am taxawaayu citoyen. alors ñaar yooyu boo ko méngalee lan lay wax mooy que ne tey école bi nit ñi bu ñu juumee foog ne tey kon maanaam ñi siy nekk acteur rek ñoom lañ koy bàyyil. ñoom ñoo si war a def erreur la. exemple bi ma siy joxe tey mooy corona bi. corona ñu ngi koy xeex mais man damay reetaan sax des fois. da ngay gis koo xam ne day bàyyi doomam mu dem. léegi li ko daggee maanaam kër gi. ba buntu école xale bi du takk masque. amul benn protection si biir transport bi takkul masque. car rapide bi am na 40 personnes yu fa yéeg ñi takk si fenêtre yi ñi jàpp fële ñi lang si pneu yi muy daw. kenn takkul masque kon amul benn protection léegi bu yeggee buntu école kenn taxaw ne waaw natt na ko si thermoflash après ñu seet na xaw ma takk na masque. bon gis nga affaire bi chaîne la. maanaam tey bu ñu bëggee gérer cette communauté éducative dañu war a fàttaliku ne ku nekk am nga rôle boo joué. parents yi kër ga. nañ insister pour que xale yi respecter par exemple gestes barrières yi. su xale bi génnee dispositif de transport bi nañ ko réglementé. ñu ne ok fii car rapide bi tant de place la. amul lii amul lële et puis na ñëpp takk masque bu ñuy yéeg. pourquoi duñ takk masque. pourquoi duñ takk masque. pourquoi car rapide bu nekk du ñu jënd benn bouteille gel nit ñi lan lay jar bouteille gel boobu. jarul dara kon yooyu. maanaam taxawaay la boo xam ne taxawaayu citoyen la. ngir tey ñu xeex li nga xam ne mooy mbas mi dugg ci réew mi mook école ñooyam. tey buñ ne lii dañ ko bëgg a dugal ci programme ñu ne méngoowul ak suñu aada ak suñu cosaan. parents yi ci boppam école bu ne dafa am li ñuy wax APE association de parents d'élèves ñoom déggaguñ leen ci coow li. mais dañ war a génn wane seen taxawaay. bu yoolu weesoo mais am na tamit yeneen acteurs li ñuy wax les associations et autres yi nga xam ne dañuy évoluer ci secteur éducation. war nañ taxaw ñoom tamit wane seen bopp. n'est-ce pas kon comme école communauté la ñun buñ ko bàyyi rek ak nguur gi muy définir nguur gi li muy définir mooy li ñu arrangé ñun. mais nag ñu fàttali que ñoom ñoo am responsabilité définir la politique éducative. mais day fekk ne politique boobu ñuy définir méngoo na ñun ak li ñu soxla. boo ñëwee ne da ñuy jàngal loo xam ne jàpp nañ ne lii soxlawuñ ko méngoowul ak suñu aada suñu cosaan méngoowul ak li assises yi wax ñun dañuy taxaw ñu ne la lii bëgguñu ko. loolu daal laa jàpp ne. mooy discours bi ñu war a tenir te tamit ñu profiter seen opportunité télévision bi. pour lancer un appel. ñu ne acteurs yépp nañu ñëw. APE yi nañu ñëw. parents yi ak ñëpp nañu ñëw ñu taxaw vraiment wax ne ñun li ñu bëgg suñu école mooy école buy jàngale. aada ak cosaan boo xam ne bii moom la ñu am programme yi tamit méngoo ak suñu aada ak suñu cosaan ngir xale yi nga xam ne ëllëg ñoom ñoo yor réew mi. doon ay xale yoo xam bu nu màggee ñu màgg culture bi war a mën a doxal li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom. loolu daal la ñu ne mooy discours bi. surtout discours bi am na solo surtout la notion de communauté et de citoyenneté. ñun dañuy dund nii rek le plus souvent mais xamuñu luy communauté xamuñu lu communauté laaj xamuñu lu communauté yëfu ñëpp la. ku ne danga si am wàll. yaa xam foo mën a situer ci chaîne bi comme ni nga ko waxee c'est toute une chaîne. foo war a mën a situer am nga apport boo war a indi pour sa communauté jëm kanam. la notion de citoyenneté moom dafa commencé naxasaay si Sénégal. bu njëkk da ngay nekk xale da ngay am ay souvenirs si l'aspect de citoyenneté. nga gis sénégalais bi nu mu ko respecté woon. mais léegi je sais pas ce qui s'est passé mais c'est dommage mais on se considère plus comme des citoyens on est plus lii wala là. mais la notion de citoyenneté bi ñu tënk oui. benn question. yow
tey professeur ban école rek ngay dem fekkee levée des couleurs fu mu am. ñu si l'école li ñu koy def chaque lundi. chaque lundi waaw chaque lundi matin on fait levée des couleurs chaque vendredi ñu def. gis nga ne chaque lundi matin. waaw bu njëkk nag chaque jour boo xëyee nit ñi dañuy yéegal drapeau nit ñi taxaw chaque jour. man la gisatuma ko. mais même le respect de ça avant ñun imagine bu nee moins 10 bu ñu daan wax prip. boo doon dox da ngay taxaw fu waaye tolloon day taxaw ba def levée des couleurs mais léegi tu vois que en même temps nit ñi ils sont fous li ñu continuer maintenant pour li ñu caale woon ci waxtu maanaam éducation civique bi moo des am na solo trop monsieur Youm nan yar xale yi rek mais déjà waxtu bi tënk nañu léegi benn question laay finir rek nga tàggoo ko mooy fu ngeen toll ak état yéen G7 gis nga tey damay wax loolu bokk na si li ma doon wax sànq ma ne ñoom gouvernement bi dañu tàmm di wër-wërloo xaw ma ndax dégg ngeen wolof yooyu maanaam ñu xam ne ñu ngi leen di xaar fii li ñuy wax ba mbooya ñu leen di xaar ci taatu ndaal yi ñoom ñu dem di wër di wëndeelu xam nañ ne ali kalaj gi fi mu toll nii mooy leen di xaar fii atum ren mii bu ñu bëggee mu dox normal ñaari mbir moom faaw mu am faaw nguur gi fësal taxawaay bu leer ci wàllu mbas mi yi nga xam ne nii maa ngi koy wax boobu ba léegi nañ moytu mbas mi musiba la respecter protocole sanitaire bi loolu moom mënul ñàkk ñaareelu poñ bi mais mooy nguur gi dañu demoon ak ñun novembre Saly ñu ne ñu ay la yëwén gis nañ seen taxawaay bu rafet bi ngeen am yéen bi mbas mi ñëwee fii Sénégal ñëpp a daw tëju seen bureau yi ñiy daw yeneen employé ministère dañ daw toog seen kër ragal ñu ne tëj ministère bi ñu ne ñoom dañuy def li ñuy wax télétravail enseignants yi rek ñoo génn jàmmaarloo ak mbas mi dem jàngale ji ñii Tamba ñii Fuuta ñii Kuliko fu nekk lañ dem ba ñoo am sax ñoo xam ne dañu contaminé woon affaire bi dal leen ñu taxaw faju def lépp ñu ne ñoom sargal nañ ñoon ñu ne leen sargal yi doyul ñii seen ay këyit ak seen situation defar leen ko ñu ne ñu am na ministre bu président désigné mu war a tàmbalewaat maanaam monitoring mooy suivi des accords pour ñu matérialiser accords yi France daal ni xëddeen biñ ko waxee Saly lañ la gëj a dégg léegi nag kon li ci topptal mooy nañ dégg ne G7 taxawaat na temm ngir vraiment dellu ci li ko ñëpp xamee mooy xeex ngir ñu respecter ak yelleefu jàngalekat yi te si bés yu néew di ngeen ñu dégg incha allah waaw ñu gën a góorgóorlu rek gën a amaat fulla ak jom ñi nga xam ne dañoo am ak njaboot gi jàng ñu leen di gën a vérifier di leen gën di xool ndax tamit doom doo ko jur rek bu suba jotee rek nga sang ko rek jox ko saak bi rek mu dem te xooloo ko loolu amul sens nan gën a góorgóorlu di ñaanal waa Dakar TV télé bi nga xam ni maa ngi si biir di ñaan yàlla mu dem waaye nag di lancer benn message boo xam ni sama kilifa Alaaji Ablaye Mbaye Peex sama mag sama xarit ñu bokk bàyyi nu ma mel mooma waaye di siyaare Cheikh Abdou Karim Touré ak Cheikh Issa Ndiaye borom jaasi ji borom Dakar TV télé bi daal mi ngi nii nee naa nag man képp ku xëy te jàkkaarloog Dakar TV seetaanoo télé Dakar TV boo duggee Dakar sa xel nekk Dakar TV sunu télé bi macha allah cameraman yi maa ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla defal jàmm kenn ku ne am liggéey ak métier amiin am ay diplôme merci monsieur Youm ci teewaay bi ci disponibilité bi ak ci waxtaan bu am solo bi di leen jaajëfal bu baax di leen jaajëfal Cheikh di jaajëfal équipe technique bi macha allah taxawaay bi dem ak tey macha allah maa ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal aussi ñun ñuy seetaan ñëpp leen jox daje demain incha allah merci. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent quand même. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens progressent quand même. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a cessé. L'homme même est petit, c'est Dieu qui est là. Vivez votre vie, pardonnez, soyez heureux. Battez-vous pour elle, laissez-les parler. Qu'ils disent du bien de vous, tant mieux, tant mieux. Qu'ils disent du mal de vous, tant mieux, tant mieux. Pourquoi ils sont jaloux, jaloux? Pourquoi jaloux? C'est des jaloux qui a volé ma et Radamaba. Yara Sera et Radamaba. Ils sont jaloux de nous.